asalaamaaleykum mbokki patriote yi bon gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp bon gars yi di leen laaj rek ndax xol yaa ngi féex j'espère que xol yaa ngi féex bon gars yi soo xoolee événement yi bi mu amee bërki démb bon vidéo bi ma defoon je dit que ñu calme ñu dal parce que dañoo war a sant yàlla. gis nga lépp loo xam ne ñu ngi koy fexeel Ousmane Sonko dañuy gën a yokk soo xoolee li génn ci ay nit biir Ziguinchor li tax ñu gën a génn ñenn ñi maanaam à 50% tax ñu génn mooy tooñ bi nga xam ne dañ ko tooñ Ousmane Sonko kon c'est-à-dire que nit ñoo xam ne dañoo génn en moins de 2 heures de temps d'une manière spontanée te préparé wuñ ko kaar ñëwut fay ñu nit te en partie ñi ci participer pour loolu réussir mooy waa APR. loolu nag dafa war a am lu ñu jàngal tey suñu jugoon fayu ni ñu ne xeex nañ parce que nag journaliste yi journal loolu lañ bëggoon parce que li ma leen waxoon rek Doudou Ka c'est l'agneau de sacrifice c'est pas parce que dafa bëggoon séduire Ousmane Sonko Macky Sall wala déet mais soo xoolee nit ñi nga xam ne ñëw nañ ñi ci ëpp dëkkuñu Ziguinchor c'est-à-dire que c'était préparé à la kuliyaali doon na am provocation lu ñu ci bëggoon confrontation moom bain de sang te ces vidéos yëpp nga gis ñuy wax naan wooy Macky Sall moo fi kii jàppal bàyyi ñu leen fay un salaire misérable de 300 000 wala 350 000 par weer ñu yaakaar ni ñoom dañuy défendre benn idéologie wala dañuy défendre benn leader te xamul ni ñooñu dañ leen saraxe ñoom c'était ñoom ñoo nekkoon sarax bi pour ñu jamante ñooñu dóor leen ñu ne waa Ousmane Sonko moo ñëw buntu kër Doudou Ka pour def fa pourquoi parce que soo xoolee affaire bi muy am mais Doudou Ka nekku fa doful dina jàpp ko Doudou Ka xamoon na ni waa UNACOIS yi dañoo war a tase Ousmane Sonko ci siège boobu parce que foofu moo gën a jege c'était planifié Doudou Ka dem tey su fekkoon ñooñu ñi nga xam ne Doudou Ka da leen yónni maanaam l'idée du début mooy ñooñu ñëw attaqué ñooñu waa Ziguinchor ñëw jël leen rey ci ay nit ñu jamante reyante Doudou Ka du ko fa fekk boobu Doudou Ka fekk na rëcc na parce que xam nañ su fa nekkee su amoon réponse boo xam ne c'est à la hauteur Doudou Ka du fa rëcc léegi Doudou Ka dafa sacrifier ñooñu moom magee ko sacrifier moom mu sacrifier ay jeunes idiots mu doon loo xam ni gars yi war nañ ci xalaat du ma ne nag waroo défendre sa leader mais nga def ko d'une manière pacifique mais kenn terewu la nga taxaw Sonko violeur am nga ci droit loolu nga gëm loolu nga yaakaar même soo ko gëmul loolu ngay wax mais nga ne diw day génn toj otoom jam ay nit damm loxo nit dajji maasuwaaru nit dafa yomb mais nag soo nee tekk rek tekkaaral woon la yoon bi dal bi ñu dal ñu am retenu Ousmane Sonko xam ni sawaay complexe d'infériorité la am mais on n'a pas joué son jeu léegi bàyyi nañ leen te nag dootul amaat waaye nañ def tuuba vidéo yi am ñi ñu gaañ topp Ousmane Sonko song ko Doudou Ka ñëw confirmer ko ne Ousmane Sonko warul ñëw buntu këram di fa seet kenn di fa def réunion tooñ bu mel noonu amul fenn ci àdduna na ko xalif généraux yi jot na ko chef coutumier yi jot ne ko ñëpp ñoo xam ne war nañ jot ko pour ëllëg bis bu amaatee dinañ xam ne nag c'est justifié parce que nag Paul Kagame dafa am lu mu wax te moo boobu Sénégal la may jox nee na la vengeance est justifiée mais c'est pas justice nee na fayu am na lu koy firndeel ak lu koy dëggal waaye du àtte bokkul ak àtte de waaye nee na la justice aide les hommes à faire la paix nee na maanaam àtte bu tolloo àtte bu dëgg day dimbali askan nekk ci jàmm parce que suñ la tooñee mu leer na ne am na suñu àttee kooku dinañ ko daan kooku doo ko topp doo fayu parce que da ngay xam ne am na ku ko daan waaye suñ la tooñee justice gëmm ci te li ci gën a paradoxal mooy président de la République Macky Sall il s'est empressé mu voter benn loi d'urgence au niveau de l'Assemblée loi boo xam ni ça modifie le code pénal maanaam les sanctions sur le code pénal mais acte terroriste est-ce que weesu na fekk nit mu taxaw nga jam ko
damm ñi loxoom wekki seen masuwaar toj seen oto sànni leen ay xeer saaga leen loolu su fekkee loolu du terrorisme lan mooy terrorisme léegi nag comme ñun ñii ñu jàkkaar lool suñu gouvernement yi suñu gouvernants yi maanaam il encourage le terrorisme et la médiocrité ça veut dire que nag maanaam le mot d'ordre est donné tooñ nañ la benn yoon mbéj la ñëpp teg ci seen bët su ñaaree di ngeen gis loo leen musul gis te loolay dëgg moom ku ma dóor moom ah xanaa dag may rey de dootoo ko defati de lu leer laa lay wax da ngeen di préparer seen bopp parce que saxaaba yi suñ daan julli dañ doon wekki seen jaasi di ko teg de côté waaye biñ leen songoy benn yoon gànc ay nit yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam digal leen kuy julleeti na nga wékkoo sa jaasi su song amee dagg leen julli ba te fay loolu moom ci taarix la donte ay jullit lañ doon dañ kaa war a jëfee ko léegi nga gis ni ñi nga xam ni te ñoo war a wax nañu jël place ñu jël seen doom teg ko place yi ki ñu jam wala ki ñu damm wala ki ñu toj maasuwaaram kenn bëggul imaginer sa doom ñu jam ko imaginer ñu jam sa doom wala ñu dajj maasuwaaram lu mettit boobu ñu jam ko paaka ci bopp ñu jàpp loxoom damm ko looy def àdduna bi yëpp da lay dégg Macky Sall mu teg ci bëtam xam li xew yëpp ne nemm noppi mu war a xalaat ni Amadou Sall am ak naa problème taaye nit ci affaire ay oto yu mu ko doon jaayloo justice ñëw nangu kooku otoom yëpp te man maa dem ba foofu expert auto man maa dem ba foofu bi ma demee fekk fa nit j'ai demandé ma laajte ma ne dama bëggoon moom ma doon xool wax dëgg yàlla dama doon xool benn xarit moo doon xool oto sama xel dem si ma ne xaaral ma dem expert auto xoolaale wax dëgg yàlla ndax li ñu wax dëgg la bi ma demee fekk ma fa benn oto yëpp lañ vidé yëpp tout waa ji nga xam ne moom expert auto génnaat na ne Pape Samba defe naa génnaat na ne musul am benn rapport ak Amadou Sall parce que peut-être loolu lañ ko wax loo kon saa di su fekkee loolu lañ def sa doom affaire contentieux te Amadou Sall lan la fi liggéey ban diplôme la fi am wala ban ingénieur la def wala ban businessman la fa doon ba mun a jënd ba mun a jël parking jox ko prête-nom jox ko kenn mu koy jaay parce que privilège ak position d'un père président léegi nag Macky Sall gis na ko waxu ci dara teg na loi bi ça s'appliquait à tout le monde pendant ce temps benn Guy Marius Sagna doon génn di ñaxtu ñu jël ko tëj ko en ce moment seeni partisans jam nañ nit ñi ngi dox naturellement amul problème te pourtant suñu fay woon ñu ne Ousmane Sonko dafa dem fekk Doudou Ka këram agressé ko c'est-à-dire que loolu moo nekkoon seen mbëbët ñu ne Ousmane Sonko dafa jóge këram fekk ay partisans Doudou Ka agressé ko ñëpp ne kii nitu ay la ñu jël ay garde corps Ousmane Sonko jàpp leen ñu jël ay partisans Ousmane Sonko jàpp leen nga gis ni Doudou Ka il se réclame borom Ziguinchor waaye léegi démb nga neen xool buntu kër Ousmane Sonko ak buntu kër Doudou Ka li fa nekk ci jëmee ak ay gendarme kenn xamul nu mu toll mën na 50 pour protéger ko parce que il avait peur de quoi il avait peur de la fuite des habitants des riverains il avait peur parce que xam na ni daa tooñ buntu kër Ousmane Sonko kenn nekku fa ay la population ziguinchoroise moo ñëw taxaw foofu di saafanteeg moom kon ça veut dire ku nekk xam na sa bopp complexe d'infériorité nag su la dugalee ba nga def l'irréparable su fekkee sa président dala sacrifier yow nga sacrifier ay jeunes man jeunes yooyu laay waxal kooku noonu di wax xawma élage xawma lan saw xawma nu mu tudd 300 000 yi ñu lay fay jarul loolu ngay rey sa bopp gars yi suñu la jàppoon tey dóor la ba nga tee foo jëm doo lor sa njaboot foog ngeen nekk nit su la neexee nga défendre sa leader mais du may pacifique su la neexee nga taxaw fi nga taxaw ngeen yuuxu Sonko violeur donte gëmoo leen li ngeen wax mais am ngeen ci droit mun ngeen ñëw kii comme ni ñu koy wax comme ñëpp ni ñu koy defee léegi dafa am lu am gis ngeen li xew Ziguinchor ba waa Ziguinchor yëpp génn lu ko raw moo nekk Dakar
Ousmane Sonko fu mu dem ñu laalaat ko on a les preuves nit ñi ñu gaañ ñëpp on va répondre à la hauteur parce que nag am na yoo xam ne day yomb première fois on a apaisé mais suñu la mbéjee fii nii comme le président di wax bul joxe ñu mbéj la fii te nag dama lay wax gars yi caaxaanuñ de sama gars yi ak loo leen mën appareil boo leen mënti am bis boo leen yee fitna di ngeen xam ne lépp dëgg la kon nañ leen nekk ci jàmm moo gën may waxaat sama mbokk patriote yi ne leen nañu sant yàlla parce que ñii suñu amoon xel bis bi ñu jàppee Ousmane bis bi ñu jëlee Ousmane Sonko dàq ko administration yàlla def ko député boobu ba léegi loo ko waxal mu deñ nga préparer sa viol mu retourner contre yow nga ñëw ne ko di ko agressé agression bi gën ko yéegal ci kaw lii Babacar Justin Ndiaye di wax quand on l'attaque il occupe le haut du pavé quand il attaque il occupe le haut du pavé il faut faire très attention waa APR laay wax xool leen te ngeen xalaataat yàlla suñu borom yonante wala xutbu bu mu mës a teg daf kaa musal ci pexey noonu da koy da maanaam ngëneel lay doon ci moom waaye nag dafa am fu mu yem tey bis bu ñu gaañoon wax ma Ousmane Sonko otoom bi ñu gaañ laa wax Sénégal kenn nelawul asamaan ñu laaloon ko wala ngeen toj boppam gars yi xalaat leen lii am nag day waral su fekkee ñii ñuy gouverner gëm nañ yàlla nañu xam ne mbirum yàllaa ci nekk te lépp loo xam ne ñu ngi koy ruumanaat di ko complot c'est voué à l'échec te day retourner contre ñoom te wax dëgg yàlla volonté populaire bis bu ñu laalee xolu sénégalais yi def loo xam ne waruñu ko def lii am dina jaxasoo lool. Je conseille à Macky Sall mu yeggali li ko fi defee mu organiser ay élections yi transparent que le maire gagne élection locale yaa ngi ñëw ñu organiser d'une manière transparente élection locale nag am na lu bëri loo xam ni gëstu nañ ko ci gars yi di ko waajal dinañ leen ko wax benn par benn ngeen préparer ko benn par benn gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. J'espère que vous allez vous abonner en masse sur la chaîne ñu continuer suñu collaboration te j'espère que xol yaa ngi féex yàlla na xol yi yàgg féex gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp wasalaam.